gaaw juróom-ñeenti fan ci weeru tamxarit tey mu tombeek bésub Ashura mbokku téléspectateurs yi bismillah leen ci xibaaru marax yi lay bokk na ci li ci gën a fës nawet gi ak ndox gi muy àndal xam ne ay jafe-jafe yu dul jeex rek lay jural ñenn ñu dëkk ci biir réew mi le waa Ndar ak waa Ndakaaru ñoom dafa mel ne mucc ñu benn yoon ci jafe-jafe yooyu. dinañ wax tamit ci tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi ak jafe-jafe yu mu jural ñu bëree bëri ñaa nekk ca borom hôtel yeeg ak borom yenn baar yi moom dafa mel ne ñoom sonn nañu bu baax a baax ndax mbas bi téere na leen lu bëree bëri ci koom-koom gi ñu waroon a am. coow gi juddu ci tribunal yi tax ba ñëpp teg laaj ndax xam ne ndax yoon mu ngi ci yoon gi mu war a nekk loolu waral ba article de la semaine tey jëlee nag dafa taxaw seetlu lii ti mbirum yoon ànd ceeg waa journal critique El Hadj Malick Cissé dina ci andi ay leeral ci biir xibaar yi. reportage yu bés bi leen nag tey moom dina leen xamle ne ak buy doomu garab googee ti guy ñu war a xam ak njëriñam lum ñu amal solo ak solo yu bëri yoo xam ne nit ñi mën nañ koo jëlee ci moom suñ koy jëfandikoo. mbokk yi lii mooy li gënoon fës ci xibaar yi bismillah leen ci ñu yaatal leen ko léegi-léegi. mbokk yi salaamaaleykum ni ma leen ko doon junjee ci tàmbaleek xibaar gi. nawet yi moom dafa mel ne dafa nekk loo xam ne waa Ndakaaru xaaruñu ko bu baax a baax li waral loolu di ndox gi muy àndal tax na ba ñu bëri dañuy am ay jafe-jafe yu bëri ci seen dundina ndoxum taw googe xam ne su yegsee ci yenn gox yi dafay nangu kër yi ak dëkkuwaay yi fële ca Grand Yoff ñoom nag li leen gën a metti moo dina ndoxum taw moomee day ànd ak ay ndoxu fos yoo xam ne da leen di àndil ay jafe-jafe ba lu jëm ci seen biir wér-gi-yaram Ndeye Nancy Diop Diouf dem na ba foofee ca Grand Yoff ànd ak Moustapha Guèye xool yan jafe-jafe la ñoo ñeenti àndal. ñeenti waxtu ci ngoon fii ci Grand Yoff si bile diwaan foo sànni sa bët rek gis ay taataa ndox li firndeel problème mu assainissement yi quartier bi am bu nawet jotee nag jafe-jafe yi ni mel day daal di rek gën a raw. mais koñ bi bu tawee moom ñun duñu mën a génn parce que ndox mi day nekk ci biir kër yi da ngay yendoo ŋàcc bu dee guddi la taw da ngeen di yow yéen ñëpp di ŋàcc di génne sama ginnaaw gis ngeen ko nu mel nii dañuy obligé baare koñ bi pour oto yi buñ fi jaar mais taximaan boo ne bu mu fi jaar rek ñu indi la jafe-jafe parce que dañu yaakaar da ngaa bon wala leneen buñ jógee ñu ne am nañu maire bi ñun gisuñu ko yëguñu ko ñun dafa am côté bu mu far ak côté bu mu far ñun ñoo ngi nii bëgg a dee ci ndox mi yooyu bu guddee ñu bëgg laa toroxal boo takkee sang sa dañuy dugg ñoo ngi nii mën nañu xamuñ sax fu ñu jëm ñun. juróom fukki at ak juróom-ñett la ndaw si def ci koñ bi moom mi le mis na sax genre situation yi nga xam ne heure bu asamaan si tawee dañ koy jànkonteel. Grand Yoff depuis 62 je suis là l'assainissement n'a rien foutu on a fait des demandes on a tout fait mais ils n'ont rien on n'a pas de satisfait à Grand Yoff. les eaux usées rentrent dans la maison l'évacuation des fosses disparaît dans les maisons. Tout le monde ouvre leurs fosses pour que l'inondation ne rentre pas dans la maison. De le soulever, on a appelé les garçons pour soulever la maman, le mettre dans le taxi pour l'amener à l'hôpital. Elle est là, couchée, elle est là-bas. ni tali bi di bindoo it ci yile jamono doon na li chauffeur yi di ñaawlu bu baax a baax. mbedd gannaaw bi da ngay wiiri ba sonn da ngay xuus des fois radiateur yàq sa hélice li nga yàqule si ndox mi daal presque boo xoolee doo ko ci am tali bi fii moom métti na trop. pax yi bëri na chaque jour ñoo ngi defar ay laam lu ne ñu ngi koy defar waaw dañuy defar oto yi ba sonn mais saa boo ñëwee Grand Yoff daal balaa ngoon a jot nga am beneen problème joto bi buñ sañoon daal nguur gi moom dimbali nu defaral ñu tali ba mu normal ak canal yi baax su tawee ndox mi mën a dem. ndoxum foos xet gu naqari ak yeneeni mbir ñoom la askan gay yeewoo ca Grand Yoff di dund ay atangi nii ñi jot a waxal nag ñoo ngay woo ñi fare ci nguur gi ngir rek ñu jàppale leen ci mbirum assainissement ndax la ñuy dund ci jamono yi métti na lool. Ndeye Nancy Diouf jafe-jafe yooyu itam moom la ñu seetlu ca Ndar foofee xam ne tamit nawet gi andil na ay jafe-jafe yu mari ñi yenn gox yi si mel ne Balakos wala sax Daaru su dee ni jaraafu gox ba moom wut na ay moto pompe ngir ŋàcclu ndoxum taw bi moom moo ngi ñaan nguur gi mu gestu leen gën leen taxawu ngir mën leen jàppale ñu mën a xeex ak taw bile Momar Alice Niang ak Matar Seck dem nañu ànd ak maire bi ba muy dugg ci yenn gox yooyu.
taw yu bari yi nga xamante ni daanu na ci Ndar fi mu nekk nii dafa tee nelaw ñenn ci askan wi rawatina ka ñi dëkkee ci gox yi di Jaminaar Balakos wala Ginnaaw Raay ña fa yeewoo te nekk ci biir ndox mi jaraafu dëkk bi dem na nemmeeku leen waaye ba mu ci jógee tàllal na loxo njiitu réew mi. ñii seen kër mi ngi fees dell ak ndox ñii génn nañu ñii wut nañu ay paan ak ay siwo pour jéem a jël ndox mi maanaam di ko génne mu metti la donc loolu maanaam ci gox bi la parce que dëkkuwaay bi nu mu tëddee la ak quartier bi nu mu bindoo la donc man damay profité di ñaan vraiment président de la République man en tant que maire en tant que maire lay wax di ñaan monsieur le président de la République di ko sàkku pour que ñu mën a def la restructuration des quartiers de Guinaw Rail des quartiers de Jaminaar. laataa ñu àgg ci loolu nag am na ay solution urgente yoo xamante ni teg nañu ko. amul beneen solution bu dul solution boobu sinon chaque année at bu jot bu tawee daañu defaat les mêmes opérations yi def nii mooy jël ay moto pompe am nañ ci plus de 33 moto pompe boole ci lu sapeur pompier am ñiy pomper mais bu ñu pomper tey bu tawatee ëllëg ñu pomper waat parce que noonu lay demee parce que day taw te tey année bii dégg naa ni taw bi dana bëri bu soobee suñu borom taw ndox lu baax la waaye ndox aussi dafa am noo xam ne ci dëkkuwaay nuñ ko mënee fexe ba telle sorte que du yàq dëkkuwaay. ay équipe bu ndaw yu ñu mobiliser te tas leen ci gox yi nga xamante ni ndox mi dañ fa nekk yépp ñu ngi liggéey ngir nag xool naka la ñuy ŋàccee ndoxum taw boobu. Momar Alé Signon jërëjëf ñu wax léegi nag ci mbasum coronavirus bi ak tolluwaayam ci réew mi si gaaw gile li mu tay bi moom am nañu ñetti nit ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan dolliku si ñu ñàkkoon seen bakkan ba tere léegi yóbbu lim bi ci ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaari nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñi am ay cas yu yees nag toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar nekk am ci biir juróom-ñaar fukk ak ñaar yooyu sax am na fanweer ak ñaar yoo xam ne ay cas communautaire lañu gis nañu tamit ne am na ñeent fukki cas ak ñaar yoo xam ne ñoom ay cas grave lañ leen mën a tuddee ñoo ngi ca réanimation ci bésub tey bi lañ ci mën a jàpp lu neex moo di ne am nañu lu weesu téeméer ak ñeent fukki nit yoo xam ne ñoom wér nañu ci mbasum coronavirus boobee xam ne sax moom andil na ay jafe-jafe yu bëri ñu nekk ci biir réew mi ñu ci mel ne borom restaurant yeeg hôtel yi wala sax borom baar yi ñoom ba mbas bi ñëweek léegi ngir ñu gis koom-koom gu ñu daan am nekk na lu jafe loolu su fekkee ne sax am na ab jamono ubbi lañ leen seen ay buntu ngir ñiiti clients yi wala sax yenn spectacle yu ñu daan def ñu mën ko def waaye ginnaaw ba gouverneuru Ndakaaru jëlaatee ndawal ne day tëjaat yooyee manifestation yooyee tax na ba ñoom fi mu toll nii gis nañ ne ñoo ngi ci guddi goo xam ne bët setagu ci Matar Nguer ak Moustapha Guèye dem nañu seen cil. boo agsee ci hôtel bi lii ngay njëkkee ci restaurant bar bi itam naka noonu ay hôtel yu wéet lool ay taabali restaurant bar yu dem bay poussière ñi bokk ci métier bi di ko ñaxtu lool. Le secteur il est sinistré. Il y a pas d'autre mot. secteur bi moom mën nañoo wax lenn mu leer naññ moo di ne dafa sinistré amuñu benn ndimbal. Drastiquement, immédiatement. C'est un fouet. ñun moom mën nañu wax ne dafa mel ne dañoo yoxusu ci kanam ndax mbir mi ci tàmbali ga dañu doon wax nañu téye sunu employé te leen fay lu toll ci 70% seen salaire waaye bañ demee ba ci biir gis nañ ne amatuñu ay clients lan la ñu mujj def dañ mujj dem ci autorité yi wax leen ko ndax ñun amuñu benn ndimbal bu ñu jox. Des autorités parce qu'il y avait aucune aide. hôtel bi ñi fiy dal wàññiku nañu lool laata mbas mii di ñëw ci téeméeri néeg yoo fi jëloon juróom-ñaar fukk ak juróom ya daan nañ ko jël tey jii ñaar fukk ya rek la ñuy jël beneen tawat dolliku ci. Il y a tout ce qui est restauration. Donc avec toutes les. su fekkee seetlu ngeen leen restauration bi ci lañ gën a méttee ndax lu bëri ñun ñoo koy mujj defal suñu bopp muy service beeg marque au sol yeeg li jëm ci mbirum buffet yeeg restauration bi niñ koy séddale lépp ñoo ko doon gérer suñu bopp. ci benn jamono xawoon naa yomb tuuti sax ndax yenn musiciens daawoon nañ ñëw waaye nit ñi ñoo amatuloon envie te génn te dem ci ay restaurant ak ñoom seen waaye ba ñu ñëwee ba génnewaat mesure bu yees bi leen ak moom dafa mel ne dañ ñoo gën a xoj. Arrêté qu'il y a des faits où on ne peut plus faire de musique dans les restaurants. dogal boobu mat na lu toll ci ñaari ayu bés ak léegi ci la gouverneur bu Ndakaaru tëjaatee baar yi discothèque yi ak yeneen yu ni mel. Ça n'a
amul lenn loo xam ne day wane ne lii di virus bi soo demee ci restaurant yi wala ci baar yi foofu nga ko mën jëlee waaye ñun gisuñu benn raison boo war a tax ñu tëjal ñu suñuy baar ndaxte wax ne foofu la virus bi war a mën a jaar ngir mën a law. li mu leen jural metti lool. Vous faites des provisions dans vos congélateurs, dans vos chambres froides. Il y a pas de... da ngay jëndi lekk denc ko ci frigo yi wala nga denc ko fa nga koy conserver muy wëy te kenn du ko lekk ndax amul kenn kuy ñëw loolu perte la ci ñun courant nga koy doxal loolu tamit beneen perte la ci ñun. Il y a le personnel qui doit venir parce qu'il faut nettoyer, il faut entretenir. C'est une perte. Donc les pertes sont inestimables. bu client ñëwul xaalis wàññiku liggéeykat yi nekk ci guddi gu bët setagul. Si nous sommes su fekkee ne amuñu recette su fekkee ne kenn ñëwul su fekkee amuñuy client xaalis du dugg su xaalis duggul nag nan la ñuy def ba fay nit ñi. à s'endetter. ci saafara borom hôtel bi li mu gis mooy ñu ubbi frontières yi boole kook ay matukaay ndax li ëpp ci client am tugal la ñuy jógee. Je pense que le virus, on a encore au moins pour un an. lenn daal leer na maanaam moo di virus bi moo ngi fii jugee gu fi faw ñu xaar ay ati at laata ñoo gis lii di vaccin bi ak ñëppati ci vacciné wu kon nag li ñu war a mën a def mooy xool nu ñuy gën a sàmmaatee suñu bopp ngir mën a dem ci mu gënee. En place dans les établissements, mais je pense qu'ensuite la vie doit continuer. borom resto bar bi moom ubbi rek la gis. On demande à l'État. maanaam nguur gi fa mu jàppale ñu ngir mën a tijjiwaat lii di baar yi gisuñu ndimbal gisuñu sax lii di prêt yooyee te prêt yi sax mënu bëgguñu ci lu bëri ndax après ñun ñoo koy nekk di faya kon nag lu mu war a def mooy jàppale ñu xool nu ñuy def ba jël lépp loo xam ne mesures yi soxla la ngir ñu mën a tijjiwaat suñuy baar. Nous laisser travailler. dogalu góornóoru Ndakaaru bii nag dina am ñetti weer yoo xam ni daanaka ñi ciy liggéey ci tagatembe la ñuy dëkk. Matar Nguer jërëjëf Matar nag ngir dakkal law liiti mbasum coronavirus bi la moo tax sax ba waa service d'hygiène bu Sangalkam ñoom dañoo jug takku jël seeni masque jël seeni poudre génn ci mbedd yi lu ñu bëgg mooy pompe fépp foo xam ne jàpp nañ ne liiti virus bi war na faa mën a lawee ndax ñoom jàpp nañ ne suñu jugee xeex ak virus bi mën na tax ba lii di lawum virus bi liiti lawum coronavirus bi mën a dakk ca benn yoon Babacar Seck te woon na ba ñuy lancer ab opération ci loole programme traitement bërëb yi nit ñi di daje ak yenn ci ay kër yoo xam ni dañ fa ràññee woon ñu amee woon doomu jàngoroy coronavirus te service d'hygiène di ko amal door nañ ko ci Sangalkam ak opération bu mag boobu yéene bi mooy fànq leen tuddee cas communautaire. gis nañu vraiment que la situation est encore sous contrôle au Sénégal vraiment mbas mi jégagul doyoo mais quand même gis nañ ne cas communautaire mi ngi augmenté wu de jour en jour loolu amee aussi ñun ñu xalaat ni. vraiment ak surtout matériel yi nga xam ne jot nañ ko nii war nañu am ay stratégie ba xam daañu mën a wàññi virus bi parce que comme transmission communautaire la kan xamul kan moo ko am ko amul waaw donc moo taxoon ñu ñëw fii tey Sangalkam vraiment pour jéem a traité fépp foo xamante ne si nit ñi dañ fay tase traité lépp loo xamante ay service public la nga xam ne nit ñi dañ fay tase traité structure de santé yi notamment centre de santé yi. ñu ràññee leen bu baax ci xeexu mbas mi maire bu Sangalkam delloo na njukkal agent service d'hygiène yi teg ci di ñaax ndaw ñi. di gërëm bu baax nag service national d'hygiène ci turu ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr ak président Macky Sall ndax gis nañu seen taxawaay ci seen wet moo xam les sous-brigades particulièrement bu Rufisque man xam naa ko major Faye bu yàgg liggéey bu am solo bu muy def fii ci département bi ak au niveau régional ak au niveau national te loolu bu dakkul ak matériel bii nga xam ni président Macky Sall jox na leen ko am nañu yàqin ni incha allah dinañu xeex ak virus bi wante na ci ñëpp jàpp rawatina nag ndaw ñi ñu ngi leen di ñaax ndaw commune Sangalkam ndaw 4C yi muy Bambilor di Jaxaay di Tivaouane Peulh Niaga di Tëngéej département bi di région bi di Sénégal yëpp. ci wàllu jumtukaay service national de l'hygiène am na ko ak oto yu mucc ayib yi nga xam ni dina leen may liggéey bi gën a yaatu ci diir bu gàtt. ñu jógee Sangalkam jóge Ndakaaru dem ba ca bët Saalumu réew ma ca boori Kolda Wélingara wala sax Médina Yoro Fula foofee xam ne jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci lu liiti mbirum mbay mi moom wëroon na zone yooyee li waral loolu moo di dafa doon jaar ci gox yooyee ngir wax ña fay ne ñu xool nu ñuy def ba mën a gën a dellusiwaat ci mbay mi ndax jàpp na ni suuf ak mbay war nañ cee gën a taxaw ndax liiti crise sanitaire bi ñu nekk su fi jógee mën na andi ab crise économique wala sax ab crise alimentaire boo xam ne faw ñu xool nuñ koy xeexee Seydou Diatta àndoon ak moom.
ci région bu diwaanu Kolda la jawriñ bu ñu dénk wàllu mbay mi di professeur Moussa Baldé ndar keppe tukki nemmeeku baykat bu mu amal ci bët saalum réew mi dox nemmeeku baykat yi rawatina tool yi daldi wone ne ren daanaka ñépp soobu ci mbay mi te melokaan nawet bi ak meññ gi tool yi def dalal na xel. ku ne xam na ne ñun producteur lañ ci mbay la ñuy yëngatu ci loolu lañ njëkk ci lañ judd ci lañ màgg waaye li ma tax a gën a sóobu ci mbay mi mooy di président de la république waxee ne Covid 19 bi nga xam ne lëmbee na àdduna moom lu gis-gisam mooy ne nit ñi dem ci àll bi bay man suma bopp li ma bay ci mboq 20 hectares la mais dama baylu bayuma yem ci mais dama baylu gerte bi mu ngi nekk 36 hectares mooy gerte gi ceeb bi mu ngi nekk 260 hectares te ceeb boobu panaar dimbali nañu jox nañ ñu engrais jox ñu jiw te notification yi ministère de l'agriculture moo ñu ko jox 100 tonnes pour ñu jox ko producteurs yi Sodagiri indi fi 35 tonnes. di am mbégte ñëw fii tey ci Médina Yoro Foulah ci toolu monsieur Cissé moom béykat bu mag la ràññee nañ ko mais li ñu gis ci Médina Yoro Foulah nii la mel tool yi muy dugub muy mbokk muy gerte nii la mel te gëm nañ ne fii moom fii ba weer war nañ mën a commencer récolte yi te loolu daf ñuy conforter ne ren production bi ñu nar a am vraiment peut-être production bi nga xam ne géej nañ ko dégg Sénégal. jéego ak mbégte bu ñu nemmeeku woon ci campagne njaayum gerte balay weesu ak taxawaay nguur gi jëm ci yeesalaat jumtukaay mbay mi waaye te jiw gi ñu teele joxe tax na ba ñu nemmeeku ay yokkute ci fànn yu bari ginnaaw mbas mi moom jawriñ bu ñu dénk wàllu mbay mi dafa xamal béykat yi ne mbay mi rekk moo ñu mën a génne ci guuta. Seydou Diatta dañuy jóge ci mbay mi dem ca lale muy coowum njëgu jokkoo gi ak internet gi xam ne moo ngi lëmbee Sénégal tax sax ba kiiti docteur Alassane Ba moom xam-xamam dafa màcc lu ci jëm ci xarala yu yees yi ak télécommunication moom li mu jàpp moo di ne waa ARTP dañu war a gën a dëgëral seen taxawaay ba mën a xool lépp loo xam ne opérateur yi nekk ci réew mi dañ koy def ndax moom jàpp na ne fi mu toll nii liiti njëgum téléphone mobile wala sax internet nekkul loo xam ne dafa war a yokk waaye lu war a wàññeeku la bu baax a baax ñu teewlu ko moom mi nekkoon ganu Baba Ndiaye ci émission bi ti Yes Weekend. soo xoolee dëkk boo dem opérateur traditionnel bi dañ koy surveiller parce que soo ko deful dina écraser ñeneen ñi su leen écraser ba pare mu écraser population soo xoolee yeneen dëkk yi dañuy naviguer en sens inverse maanaam presque ñu ngi dañuy bëgg a rendre internet presque gratuit rentabilité directe bi xooluñu ko mooy teew bi dañu xoolaale rentabilité indirecte bi xool aussi effet bu muy def ci koom-koom yi donc loolu dafa am wante yooyu su amee mën nañ indi beneen opérateur bi nga xam ne dañuy jiital préférence nationale ba préférence communautaire Nigéria am na des très grands industriels waaw loolu day dox ensuite aussi am na ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo technologie di def ay échange de voix ou de données ñi nga xam ne dañu am ay surcapacité mais ñooñu ñu leen permettre ñu créer un cadre réglementaire de sorte que yow soo bëggee xëcc internet mbaa leneen nga dem abonné si ñooñu parce que soo xoolee mbirum yokk ak wàññi prix généralement dafay am lien ak environnement concurrentiel c'est-à-dire soo nekkee ne nga yekk fee produit bi yow rek yow yaa ko yore mais keneen su ko amul tam prix yi yëg mais su nekkee du yow rek yaa ko yore say prix dina xaw a raisonnable donc ñu créer un climat concurrentiel. Ablaye Dem nag moom ab jaaykatu xibaar la maanaam moom vendeur de journaux la liggéeyam moo ngi koy def saa sunu yeewoo ci mbeddu ndakaaru yi ci wër ngir mën a jaay liit kayitu xibaar yi génn bés bu yàlla sàkk waaye liggéeyam nag moom fi mu toll nii dafa xaw a tagga témbe liggéey gi mu doon ne ci baayam li ko ko nar a yàqalal mooy xarala yu yees yi xam ne nit ñi léegi foofu la ñuy wëy ngir mën a jot lépp loo xam ne xibaar la gu ñu soxla Ablaye Dem ku ñu defal natalaam te ni gën a xamaleeg moom moo di Abdourahmane Li. ca Canal Face la Abdoulaye Dem tànn ngir jaay ay journaux wam tànneef bi am na lu ko wundu fukki at gannaaw bu mu tàmbalee liggéeyam bi. fii de maa ngi fi 83 ba léegi maa ngi fi presque ñi ngay gis fii yëpp Point ak Fass ak immeuble HLM Fass amul kenn ku ma xamul fi comprendre maa ngi fii 87 na lan moo tax ma tàmm ko dama fiy jaay su ma jaayee fi dama am fii client sama client yëpp fii la ma xamee samay abonnement fii lañ ma xamee ku may seeti tamit fii la may seeti en tant que da ngay jëndi jour na nga bëgg a jënd ci man
fii nga may seet fii mooy sama place. daanaka waajuram bu góor moo ko ñaax si liggéey bi. maanaam bi ma nekkee fale nekk foofu ba ma mag moo ñëw foofu gàmmu fekk ma foofu mu ne ma dangay ñëw Dakar mu bàyyil ma foofu paas ma jógee foofu ñëw année 77 bi ma ñëwee fii après boobu jamono moom loolu lay nekk buntu finance foofu la kiosam nekkoon boobu nag après man maay dem ADP di jëlal ko ay Paris Match ay USD ay Nouvelle Observateur ay Point ay L'Express ay monde diplomatique Nudé Intimité Voici Femme Actuelle ay journaux français yu bëri boobu jamono France journaux bu génne France day ñëw Sénégal. ay jamono moom ak ay mbokku jaaykatu journaux wam yi dañu lëkkaloo woon ak agence de distribution de presse nga xamante ni da daan leen jox ay journaux ngir ñu koy jaayaat tey jii amul kenn ku nekk seen diggante ak ñi nga xamante ni ñooy borom journaux yi. direct ak defarkat journaux yi la ñu nekk collaborateur bu ñu ko tiré ci ñun la ñu indi directement seen oto ñoo ko indi ba ci ñun. Abdoulaye nam na loolu jamono ji nga xamante ni jaayum journaux daana ko may mu daan fecc ay soxlam yu bëri. boobu jamono nag ku nekk xëy ku nekk tam am place am nga am say abonnement nga am say clients yi ngay jaay nga am clients yi jënd ci yow bu ñu ñëwee léegi yow nga séddale clients yi abonnement yi nga dem livrer ji leen ñii ñëw ci yow jënd ci yow ñëw ci yow jënd ci yow yi ci des individuel yi di jënd ñëw jënd boo jaayee ba nga wàcc nga calculer li nga jot a jaay nga génne xaalis bi à côté nga génne invente bi à côté ñoom ñu ñëw jël seen versement boobu jamono neex na journaux français yi di ñëw boobu dafa neexoon lu nekk am nañ ko ci mais léegi nag taxale rek. mu dooree si ñaaxu waajuram ju góor dem ba tey ji mu def ko métieram si ñàkk pexe dem na sax ba xamal ñu ni li muy def nii dara neexu ko ci bu toogee di xalaat jafe-jafe yi mu siy jànkonteel saa su ne. amul dara lu ma si neex ci laay suturloo ci laay am sama lépp ci laay suturloo ci laay takk jabar ci laay ngénteel sama doom ci laay maye sama doom mu sëy ci laay maye sama doom mu takk jabar léegi damay continuer rek ba mu mënutul ma bàyyil ma dem. tey jii nag jumtukaayu xarale yu yees yi ñoo tax journaux yi daanaka ñu leen di lire bëreetul mu di révolution boo nga xamante ni arrangé wu ko te leer na ko. mais léegi fu mu nekk actuellement journaux yi doxatul lan moo leen ko teree mu dox nag xam nañ ko ku nekk mun nga connecté ci saasi nga lire ko li nga soxla ci sa portable nga wonee gannaaw mais am na nag yoo xam ne fidèle lañu boobu ba léegi dañuy jënd li ñu doon jënd di lire li ñu doon lire am na ay abonnement samit di ñu abonné sax nga indi leen journal nga tegal leen nga demaat ba ñëwaat fekkaat foofu journal bi suba parce que dañu tàmmoon di jënd rek di continuer di jënd ñooñu sax moo pousse journal bi mu taxaw tuuti. ñaax askan wi si mbasum coronavirus ñoom ñi lee am nañu si wàllu bu ñu si mëtal mu di mbir boo nga xamante ni kenn xalaatu leen si jox ñaari dërëm si ay kàddoom si jamono ji nga xamante ni koom gi daa tagga témbe. publicité programme mbas mi yiñ ko defar yëpp am na yoo xam dañu tiré indi ñun teg ñu ne ko lii pour ngeen génne ko pour feebar bi problème bi réew mi ñëpp ñoo ko am ñoo ko bokk ñu teg nga teg si journal képp koo jaay L'Obs nga teg ci képp koo jaay Sud nga teg ci képp koo jaay Quotidien nga teg ci képp koo jaay lii nga teg ci pour nit ñi jot communication bi mais ba léegi gisuñu dara kii wuñ dara compté wuñu sax pour lii problème la wala du problème. mu toll si juróom fukki at ak juróom-ñett bu fekkee ni leer na ko ni li muy def nii daa mel ni entreprise privée rek la yor mu ngi toog di yaakaar nguur gi jàppale ko muy jàppale bu mu yaakaar mu tàmbali si lu mu tuddee ñu yëg leen. xibaaru bitim réew yi xam ne dañu koy tàmbalee fële ca Mauritanie foofee nag xam ne njiitu réew ma woon maanaam Mohamed Ould Abdelaziz moom sekk na waxtaan gu njëkk ginnaaw ba mu génne ca kaso ga maanaam juróom-ñetti fan yoo xam ne teewoon nañ ko ca sûreté urbaine moom nag xam la na ni lii ni ko teewoon tegulul benn yoon ci yoon te rafetlu ko benn yoon ndax liñ koy tuumaal dara amu ci ñu déglu ay kàddoom ku ko taataan di waa RFI. J'ai appelé
dañ ma woolu woon ci direction centrale boo xam ne moo géré lépp lu jëm ci mbirum crime économique téye nañ ñoo fa nag ci diiru juróom-ñaari fan maanaam juróom-ñaari fan yoo xam ne newoon nañ fa man ñu dañ ma fa defal ay interrogatoire defal nañ ma interrogatoire nag lu toll ci juróomi yoon yoo xam ne bu nekk interrogatoire bi dina dem lu toll ci ay simili yu taqu waaye nag man dama ni woon ci njëkk ba duma wuyu ji ci interrogatoire yooyu ndax dama jàpp ne lañ ma fay doyee nekkul loo xam ne man la intéressé directement ndax man jiitu réew laa woon lu bëri ci ñeneen la daan jaar te marché yi nañ ko doon defee jaaroon na ci yoon kon nag looloo taxoon bañ ma njëkkee wax ne dañ ma soxla pour ma ñëw wuy si leen ma lànkoon ne du ma fa ñëw waaye nag bañ ma fi téewee metti woon na ci tàmbali ga ndax xawoon na jafe loolu nuñ ma fi téewee woon waaye ca kanam bañ demee ba ci biir soppi nañu doxalin xoolaat nañ ma téewee. ñu jógee Mauritanie dem ba ca Mali foofu nag xam ne liiti ndaje bi waroon am ci diggante ñiiti colonel ya jiite liiti réew ma ci jamono ji ginnaaw ba ñu wàccee kiiti Ibrahima Boubacar Keïta ñoom nag tey ji waroon nañ tase ak ñi war a def concertation bi ngir ñu def ab transition ci nu mu waree waaye waa M5 ñoom dañoo lànk bañ faa dem moo tax ba bi lépp ndaje moom dañ ko mujj a gàntal mujj te yegg sax niñ ko doon xaare ñu xam ne rek ne waa CEDEAO ñoom ginnaaw bañ fa demee waxtaan ak ñi jiite réew ma ca jamono jile ñoom lu ñu wax moo di ne réew mi nu muy doxee fi mu toll nii d'accord guñ ci ndax lu ñu bëgg moo di ne njiit bi war a gérer lii di transition réew ma dafa war a nekk ab civil warul nekk Assimi Goïta mi xam ne moom militaire la te muy jiite réew mi ci jamono jile waaye ñoom jàpp nañ ne tamit su fekkee ne ñiiti putschiste yi militaires yi déggu nañu seen i kàddu te ñu topp liñ leen di laaj mën nañu xool nu ñu def ba daan ñu tegoon seen i kaw ñu teggi leen ko ndànk beneen xibaar ca bitim réew mooy tiis gi xam ne moom la Sénégal ak àdduna yëpp yeewoo doomu États-Unis boobee di Chadwick Boseman moom mi nag xam ne ñëpp dañ koo xamoon ci kiiti T'Challa mu nekkoon acteur ca Black Panther nekkoon acteur principal ba moom nag dafa ñàkk bakkanam ci ba muy am ñeent fukki at ak ñett ginnaaw ab feebar bu yàgg boo xam ne da koo tëraloon Chadwick Boseman moomee nag cancer du côlon moo ko daloon waaye waa réew ma ak waa àdduna yëpp dañ ko rafetlu ndax dañoo jàpp ne moom mi lee ab dignité la génne àddunaam ci biir këram ndax ba muy feebar ba muy làqu waa njabootam ñoo xamoon ak ñenn ñoo xam ne jege woon nañ ko ñoo xamoon ne feebar bi sonal na ko waaye li ci des yëpp ci àdduna bi kenn musul yëkkati dégg ko mu yëkkati làmminam wax ne lii metti na ko wala lële mu war ab dignité boo xam ne meex na ko loolu Chadwick Boseman mi xam ne nekkoon na acteur principal ci film yu bëri bu ci mel ne Black Panther waa kiiti Joe Biden nekk candidat bu États-Unis foofee ca présidentielle ya moom tamit rafetlu na nit kookee te tiis moom te nangu moom tamit tiis ki dal waa Amérique loolee nekkoon xibaaru bitim réew yi. juge Amadou Dia Ousmane Kane wala sax ger yii lay tur moom nekk na loo xam ne luñ koy dégg fan yile ci yoon wi bëri na loolee li tax sax ba ñu bëri taxaw ti teg ab laaj ti xamle ndax magistrature bi fi mu toll nii dafa am ay jafe-jafe wala sax yoon ndax moo ngi dox ci yoon gi mu war a nekk looloo waral nag ba ñiiti sunu naataangoo ya nekk ca critique ñoom def ab kayit gu rëy ngir xool lan moo nekk ci biir yoon gi ndax di troisième pouvoir bi dañ ko war a teg ci yoon ndax dafa war a ñëw ñu saytuwaat ko lii lay waral lii di gëstub article de la semaine El Hadj Malick Cissé ak Bara Sow defal ñu ko. ñetteelu pouvoir bi taxaw ci baar bi juge yaa Amadou Dia tuumaal magistrat Ousmane Kane ni dañ ko ger ginnaaw ba mu bàyyiwee benn condamné à perpétuité ñu teg ci ay waxtu rek premier président bu cour d'appel bu Kaolack weddi lu nu mel déballage bi tàmbali. lii xew nii dafa différent ak genre scandale yi ñu doon wax dañ doon wax kii dafa sàcc président di ko jàppale teg ay kudd ci tuut lii kenn waxul loolu kenn waxul ku sàcc fenn c'est au sein
de la magistrature, c'est le corps d'élite de la justice. C'est au sein de la magistrature que 2 hauts gradés ñoo xamante ni duñu ku ndaw ku ci nekk xam nga fi nga toog xam nga lan mooy magistrat ñoom ñooy jiinante jeex corruption. Maintenant le titre loolu ko indi quand je dis le 3e pouvoir à la barre pour rappeler nit ñi que tu sais nous la presse nous sommes le 4e pouvoir xëy na dañ koy fàtte mais ñi ñoo ñu jiitu de la justice c'est le 3e pouvoir. Maintenant quand c'est le 3e pouvoir ñoo xamante ñoom ñoo ñu war a juger suñu un problème ñoo war a juger 1er pouvoir ñoo war a juger 2e pouvoir mais ñoom c'est quand vraiment c'est entre eux que ça se passe et que ça parle de corruption foofu laay waxee ni vraiment il y a à douter, il y a à craindre pour notre pays parce que loolu mooy dernier rempart bi nga xamante ni citoyen bu amul dara yow suñ la tooñee sa nga am xaalis nga am mooni bëgguma toroxal man benn rempart la am c'est la justice. bile affaire yëngal bu baax magistrature bi ay accusations yu doy waar waral ba garde des sceaux ministre de la justice saisir inspection générale de l'administration et de la justice. Dans le cas de figure c'est-à-dire que dans le cas lii nag moo gën a grave parce que dans le cas de figure c'est une enquête boo xamante ni c'est le ministre de la justice qui a intenté l'action après bi ñu déggee affaire et puis et tu sais pourquoi sax man mu xaw a yéex tuuti souhaitons que mu bañ a am suite bés bu amul suite ce sera le scandale le plus grave de l'histoire de notre pays lii il faut mu am suite parce que ñiy wax ni dofuñu xam nañ bu baax ñoom qu'est-ce qu'ils représentent pour la justice et dossiers yi ñuy wax ni ñoo ko gën a xam ñëpp maintenant quand c'est l'État qui reprend le dossier état xam nga enquête nan la déglu j'ai entendu quelques de mes confrères dire que dañuy déglu lan la ñuy déglu ñoom ñaar ñëpp wax la ñu kii tu as sorti une lettre ouverte kii tu as fait une conférence de presse lan la ñuy déglooti il faut remonter au fait il faut aller dans le dossier il faut remonter le dossier ñii jàng dossier yi ay magistrats la ñu comme ñoom ñu wax ani dëgg bi ani ñàkk dëgg bi léegi su waxee ñàkk c'est extrêmement important que des sanctions suivent. mu jot nag justice redorer blason ndax ñu bëri seen xel dafa commencé tey. depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir et je tiens à le préciser mooy que dañu gis ni même les responsables qui sont épinglés par les corps de contrôle de l'État ne sont pas sanctionnés. Macky Sall bi mu toogee ba léegi kan moo ko jege mu dem kaso soo xoolee c'est une réalité et un pays ne fonctionne pas comme ça amul ñaari justice il faut qu'il y ait une seule justice. moo tax tey jii gi nga li xam justice heureusement que néew ñu opposition néew ñu ça se passe dans la justice mooy que le comment dirais-je le verre est dans le fruit. ak taxawaayu hiérarchie bi ñaari pàcc yi nga xamante ni justice bi moom lay jànkonteel jamono ji te justice ñëpp xam na ni lu am solo la ci wàllum démocratie. c'est eux qui ont choisi mais d'être des magistrats le corps le plus noble. problème mu magistrature lan la remonte à l'origine c'est les consultations à domicile la mooy consultation à domicile mooy toog sa kër naan kii affecté naa ko kii affecté naa ko kii c'est un corps qui doit être libre te nan lay libre que le président de la République le ministre de la Justice génn conseil supérieur de la magistrature c'est un pouvoir il faut laisser le pouvoir exercer son pouvoir yow yaa jàng yaa xam lan mooy droit na nekk kilifa na nekk maraw ku mu munti doon yow yaa jàng droit lu mu wax da nga ko war a placer mandat je te place en mandat. mais non ça se passe pas comme ça demal loon de kilifa bu mag la du ma ci yëngu balaa ba ma déglu ministre bi ban justice la nekk. ci baar bi juge yaa Amadou Dia ak magistrat Ousmane Kane yéen kaay bii di critique fësal ko ci xëtam bu njëkk sénégalais yi di xaar verdict bi nga xamante ni moo nar a jóge ci inspection générale de l'administration et de la justice. ñu sant ko gërëm ko El Hadj Malick Cissé Bara Sow ak Seydou Yaye yi taxawal article de la semaine ñu dem tey nag ci reportage yu bés bi seeti ji doomu guy gile buy mu doon ab ndëx wala sax mu doon doom bi meññeef bi noonee nekk na loo xam ne am na njëriñ loolu ci doomu aadama ndax niñ koy jëriñoo soo ko bëggee def ab jus wala sax nga jëfandikoo xob bi baax na loolu ci yaramu doomu aadama waaye tamit am na ay meññeenteef yu bëri yoo xam ne mën na cee jàppale nit kii ti Mamadou Lamine Fati dem nañu xam la ne bu baax ak doomu guy googee. buy doon li nga xam ne askan wi bëgg na ko bu baax a baax doon doom bi nga xam ne mu ngi jógee ci garabu guy te lu muy faj bari loolu ba askan wi
bëgg ko lool. waaw nee na am na ñoo xam ne dañ naan maanaam comme ça xale buy seere day baax ci moom am na tamit nee na tamit day dindi digestion quoi ci xale. ak en plus am na ñoo xam ne pour tooy ak yooyu la ñuy def quoi mooy lay dañ ci ñoom. waaw par exemple comme ça par exemple pour nga tooy maanaam mën nga boo koy defar nga def buy bi tàngal ndox def ko en plus tamit day digérer sa lépp waaw moom baax na ci yaram quoi en plus ak dégg naa tamit day dindi fatiguement wala tamit am na ñoo xam ne pour ñu saw tamit day yàgg boo koy naan maanaam day verser lu bëri quoi. buy am bu baax a baax lii di vitamine C ba raw lii di orange bari loolu calcium ba raw lii di meew te am lu bari ci phosphore rawatina ci fer te ñu koy tagg bu baax a baax ci antioxydant am bile am na pëndëx rawatina ay doom yi nga xam ne mën nga ko gis ci marché bile te am na yoo xam ne sax ci bitim réew lay jóge xob bi sax day dindi seere mooy seere waaw même tim xale bu biir bi daw tim boo ko defalee xawee nekk en pâte day arrêté tim biir bi daw bi quoi léeg la ñuy jaay la prix en détail léeg la ñuy jaay la prix en gros différence daal mooy maanaam ci diggante ñaari dëkk yi xam nga Sénégal am na buy mooy en Casamance ak yeneen régions yi mais bu fekkee Mali la buy Mali bi moo gën a dëgër moo gën a ngand quoi prix bi moom 600 la 650 ah non bu Sénégal ndax Sénégal moo gën a kii boo koy xooyal moom mooy gën a dëgër bu Mali bi nag day tax quoi day xaw a tax mais moo gën a dijji buy moom. ci faj ak dundal bi buy di def mun nañ ko defee ci lu bari def ci jus def ci fonde wala ruy wàccee feebar wala xeex lii di biir bi daw ak leneen li nga xam ne mun nañ ko wax ci li nga xam ne mooy buy rawatina njëg bi daa yomb lool. jërëjëf Mouhamadou Lamine Fati mbokk yi lii moo doonoon li gënoon fës ci xibaaru maraxu tamxarit bile ñu andiloon leen ko tey di leen sant di leen gërëm ci teewlu gi maraxu jàmm guddib jàmm tamxaritub jàmm jërë ngeen jëf.